nekk candidat ñu daal di leen di séddale ci lu toll kon ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay jury ni ki tey ji suba nag kilifa yi wër nañu université Amadou Hampâté Bâ ak lycée Ngalandou Diouf ngir xool ndax matuwaay yëpp taxaw na ngir candidat yooyu mën a amal seenu ko examen ci nu mu waree waaye gis nañu ne lépp mat na Tidiane Diallo moo xëy ànd ak ñoom. ñaari délégation ñi yor njàng mi ñoo nekkoon tey ci suba ci terrain bi ngir xool dispositif bi ci démarrage examen bac bi. sur instruction du ministre dañu xëy di saytu ci centre d'examen yi fii ci Dakar ndax mbir mi organisation bi yemb na jaar na ci yoon. vous l'avez constaté fi ñu jaar yëpp. noté wuñ fa benn jafe-jafe. am na ñeneen candidat ñëwuñu kilifa yi jot nañu ko constaté ci centre yi ñu jot a visité. am na ndongo yu ñu signalé yu teewul mais fi mu nekk nii amuñu statistiques yi. candidat yi daal nee nañu épreuve yi méttiwul te mus nañu ko def ak seen jàngalekat yi. déedéet méttiwul. déedéet méttiwul. respecté nañu mesure bi. bu baax. ak taw bi tey ci Ndakaaru élèves yu bëri dañoo tardé waaye waa administration jéem nañu ko gérer. mbokk yi nañ leen ko doon waxee ci tàmbali ko xibaar yi ni ki démb ak taw yi mu def bi gis nañu ne doy na waar lool ca quartier Tali Ndiaga Mbaye ba ne ca Cambérène ndax benn nit moo ca faatu ndox ya moo daal di jaxasoog ak ndox yu bon ya tàbbi ca kër ya ba ci biir néegee sax ñu doon ko évacuer benn mur faf daanu ca kenn ci ñoom mu doon situation bu doy waar ni ki tey nag ñun xëy nañu dem xool ana naka la ñu toogee dañ ciy teewlu Abdoul Aziz Sow Dabakh. miiru kër gilee moo daanu ci ab ndaw ba mu jaare fa ñàkk bakkanam at ya toll ci fanweer ak benn. dañu génn ndox mi nar a jéggi buntu kër gi ñu doon wut suuf pour def ay saaku par la suite ci la miir bi daanu ci kawam daal. bu mu daanoo ñun ñu ngi jàpp ni booy bi xëy na dafa dugg ci biir kër gi ndakate booy bi noyé na ci biir ndox mi loo waroon 1 heure de temps billaay booba ndox mi ngi sunu dënn yi. ñii dëkkee ci Tali Ndiaga Mbaye mile nelawuñu guddi gi yëpp ndax taw bile. depuis minuit daal je veux dire ba léegi nelawaguñu quoi parce que ñu ngi nii xam nga cas yu mel nii boo ko amee doo mënu ànd ak nelaw. tey itam ñu yeewu nekk cax di ŋàcc ndox mi fees dell ci biir kër yi. li nu gën a sonal daal mooy tuyau boobu nga xamante ni moo jógee unité 9 bi di verser Cambérène te fi mu jaar dafa bari mais li muy verser fii wax dëgg yàlla kenn mënuloo ko wax daal. ONAS la ñuy joxoñ baaraam. taw bi mi ngi commencé 1 heure mais laps de temps bi mu fi def rek fii remplir na ba daaneel mur bi ndoxu taw rek mënul yàq lii cause bi daal ONAS la. ñenn ñi nekk seen kaw balcon tiim ci mbir yi di wane seen lot ak seen ñàkku mën dara ci jafe-jafe yu ñuy dund file. situation bi ni mel itam la ñu nemmeeku ca Kër Massar ak tund yi ko wër gis nañu ne foofule ñu ci bari ni ki taw bi daf leen a génne ca seen kër ya rawatina ca quartier bu ñu duppee Rufisque 1 wala quartier Parcelles Assainies ya ñoom nag li leen naqari mooy amuñu benn ka jàppale ci autorités yi daanaka bu ñuy dund jafe-jafe yooyu duñu gis kenn ñun sunu ndaw xëy na dem seeti leen Idrissa Diémé ñu teelu ko. loolee nekk sentiment askan yu bëri yeewu ci Parcelles Assainies yi Kër Massar Rufisque 1 lu ci ëpp ci quartier yi sax ndox mi moom leen. nit ñu bëri abandonné nañ seen kër yi dem seen yoon xale yi mag ñi ñëpp man sama yaram mi ngi nii dafa yàq parcelle dañoo ne dañuy assainir dañ koo fay pour lan. xuus nekk na lu ñu mujjee tàmmu rawatina ci unité 9. man depuis 2011 maa ngi fi inondation bi am en 2012 ma génn sama kër 2013 ñoom mu mel noonu ñu daal andi ay sapeur pompier di ko anticiper léegi bi mu tegee 3 ans taw bi foorut ñoom ñu daal di bàyyi seen loxo daaw nii la mel. yooyu askan sax jàpp ni dañ leen a nax ba pare autorités yi abandonné leen waaye loolu teewut nii ñuy sàkku sax assainissement. terrain yi man bi ma demee man di inscrire man asalem 600 000 lañ ma waxoon au départ mais bi ñu may attribué 1 million 500 la ñu wax kon jël nañ ci assainissement bi am sa kër tabax ko defar ba mu rafet mënoo caa dëkk léegi dañoo bëgg nag asalem wala gouvernement bi defal ñu assainissement. ay mbedd yu fees dell ak ay ndox ay kër yu ñu mujjee abandonné loolee di firndeel di rek ca Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque 1 situation bi mujj na doon catastrophe. Fatou Abdou Ndiaye gis nañu ne inondation yi mi ngi wéy di sonal askan wi bi ci mujj moom ca Cambérène benn nit da cee faatu. lu doy waar lu lay firndeel sous développement kàddu la boo xam ne du ñu ko bëgg a dégg waaye lii daf lay firndeel ne sa réew doxul ndax bu ñu demee ba inondation di faat nit ci taw boo xamante ne daanaka boo ko dee seet ci millimètres yi sax bariwul bari bu tax ñuy wax Cambérène gi nga xamante ne mi ngi ci diggante Parcelles Assainies ak fi nga xamante ne moom mooy Géejawaay jàpp Yoof bu demee ba inondation dafa daaneel miir mu lay war ne ñu ngi dund situation bu metti nga gis la nga xam ne moom moo am Kër Massar ñu am problème assainissement li nga xam ne moom la dëkk di war a njëkk a réussir bu fekkee ne bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñooy ay citoyens am dëkk ci jàmm muy assainissement ku xool li nga xamante ne moom nga xam ne amul benn assainissement quartier la boo xamante ne wax na ko sànq Idrissa
ji mais dañu ko coupé ci li nga xam ne moo des ci Kër Massar askan wa di fa dund ay jafe-jafe di fa dund ay yoor di fa dund ay feebar épidémie bi ñuy wax am na ñoom yu ñuy gën a dund yoo xamante ne daanaka moo leen rawal sax Covid 19 ndax seen ay tout tànk dañuy faral di feebar yenn saa yi seen i biir yi di sànni ñuy am Ebola di am yeneen i feebar yoo xam waxuma Ebola sax mais yeneen i feebar jaare yoo xamante ne choléra plutôt kenn mënu la wax li nga xamante ne moom la ñuy dund leneen loo xam ne sànq dafa am lu ko jiitu muy université Gaston Berger moom mooy 2e université bu Sénégal Cheikh Anta Diop boo demee ci dëkk ci université ci hôpitaux ak ci aéroport la ñuy xamee développement dëkk ñun nag jafe-jafe boobu la ñu am ci Sénégal neexu la wax Mouhamed mais Sénégal boolegul ci yoon bi nga xamante ne mën na faa jaar ngir ñu ne mi ngi ci émergence. Hadj Mansour yan pexe nag ci wàllu inondation yi. amul pexe. amul pexe ñu gën a bëgg waa buñ ci amoon pexe def ko ci mais nag mooy est-ce que jéem nañ ci pexe xam nga am na yenn xeetu pexe alternative wala yu provisoire yoo xam daanaka nax ñi ngi ko seqal la xam nga mbànd yi nekk ci kaw ndox mi di fee nii di flotter nga koy gis nii du loolu moom mooy indi solution ci wàllu inondation Kër Massar ni mu toll kañ lañ sañcoon Kër Massar ba léegi mënuñu waajal ay inondation quartier yi gën a inondé ay Rufisque 1 ngay dégg wala ay Parcelles Assainies c'est-à-dire que ay société ñoo ko moom defar ci ay terrain jox ko ay nit ñu joxe ci ñu dëkk ci donc la moo tax waajaluñu wàllu assainissement te boo seetee société booba laataa mu doon am sañ-sañu lotir ci wàllu papier ngir sàmmanteeg li ko yoon jàppandal ngir mu dagg ko ay kër loolee bokkoon na ca norme ya kon ñu dëkk foofu tey est-ce que amuñu sañ-sañu topp ci wàllu yoon ñi nga xam ñoo leen jaayoon terrain yooyu parce que respecté wuñu woon la ñu signé woon laataa ñuy am suuf soosel bi ci des mooy Kër Massar itam li muy metti Kër Massar bu fekkee bu fekkee Cambérène moo amul assainissement Kër Massar moom tam assainissement Cambérène benn waar la wane ci diggante Guédiawaye ak Parcelles Cambérène mu ngi ci wetu géej gi Cambérène nit mënut a gëm ndox mi def ko nii mu def ba waxambaane wu am fanweeri at ak nangam di lab ci biir ndox miir di daanu ci kawam lu ëpp waxtu te nit ñi duñ ko comprendre kon xam nga foofa na meloon ci ndox ëpp na est-ce que gis nañ fa autorité tey lii waroon na nekk benn état d'urgence état bi waroon na ci def benn action boo xam ne sax dañu koy gis ñu xam ne lii njuumte la lajjite la ñu xam ne lii danger la ci askan ñu xam ne lii vraiment jéggi na dayo parce que du xale bu tuuti ku am fanweeri at ak nangam yaa ngi si digg doole lab ci ndoxum taw mu taa mu faata wax na ko ay millimètres yi néew a néew